ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. ñu ngi leen di nuyu mbokki internet yi safo di seetaan Sunugal 24 ñëwati nañ ci point de la rédaction muy jotaay yi nga xamante ni saa su ne dañu koy amal di ci waxtaanee lépp loo xam ne si ni actualité la rawatina les faits divers ma ciy ànd ak Moustapha Mbaye Mansour Dramé moo nekk ci technique bi Moustapha nuyu na ma la. fay naa la tey da nga dem sama mbokku lébu yi ma kontaan trop fay na ma la di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñooy suivre sunu chaîne bi di Sunugal 24 di am mbégte di leen retrouver waat ci semaine bu bees bi di ñaan yàlla mu doon semaine u jàmm ak salaam di nuyu Mansour Dramé ñu nekkal ci technique politique la ñu koy daal di doore ak li nga xamante ni xew na fii di jafe-jafe yi liste am ci ñaari coalition yi mag yi nga xamante ni moom moo di Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi waaye Yewwi Askan Bi jamono ji moom rek la ñuy gën di dégg ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci bokk ak ñi nga xamante ni aussi ay politologue lañ dañuy toog di xalaat ci li nga xamante ni moom moo di wàllum politique fii ci Sénégal donc ñoom ñëpp ñu ngi jóg di ci addu ci li nga xamante ni décision la bu conseil constitutionnel daal di yëkkati daal di dëggal li nga xamante ni moom la arrêté bi nga xamante ni direction des élections génne na ko muy daal di invalider liste titulaire bu Yewwi Askan Bi daal di bàyyi liste bi nga xamante ni moom moo di seen suppléant bi moom lañ cay demee ci législative yi 31 juillet 2022 donc Moustapha ñi ngi dégg ki nga xamante ni moom moo di maître Assane Dioma Ndiaye ñu moom nee na mënuñu xalaat li nga xamante ni moom la conseil constitutionnel la def ndax dafa jàpp ne dañu salfaañee lii di processus électoral bi donc ñu bëri aussi ñi ngi génn juge dem bi nga xamante ni Aar Sénégal la bokk moom tamit ñaawlu na bu baax a baax li nga xamante ni moom la conseil constitutionnel def na parce que moom li mu jàpp rek mooy que ni liste Benno Bokk Yaakaar ak liste Yewwi Askan Wi ñaari liste yooyu benn waru cee mën a jàll ci élection législative yi ginnaaw bi nga xamante ni am nañ ay jafe-jafe ci ni ñu ko ci investiture yi muy nit yi nga xamante ni dugal na leen ci ñaari liste yi moo xam titulaire la moo xam suppléant la donc ci loolu lañ koy njëkkee waaye après leneen am yeneen point yoo xam si ni dañ ci daal di ñëw yaatal ko bu baax a baax Moustapha wax naa ko réaction yi mi ngi fuse de partout jóge ci ñi nga xamante ni moom mooy ñoo bokk ci Yewwi Askan Wi waaye ñoo xam si ni aussi nekkuñ ci coalition bi waaye ñu ngi ci langue politique gi ku ci mel ne Barthélémy Dias aussi moom mi ngi ba fi nga xamante ni moom moo di Canada moom it aussi def na foofu conférence de presse nee na li nga xamante ni moom moo xew ci liste Yewwi Askan Bi Sénégalais dañoo war a mobiliser wu pour dire non ci li nga xamante ni décision boobu nga xamante ni conseil constitutionnel daal dina ko yëkkati noo jàngatee réaction yi nga xamante ni am na après li nga xamante ni moom moo di décision conseil constitutionnel. waaw dafay ay réaction yoo xamante ne Mahfous boo ko suivre mën nañ ko classé ci ay pàcc am na ñoo xamante ne dañoo fare ak Benno Bokk Yaakaar am ñoo xam ne dañoo fare ak Yewwi Askan Wi am ñu nekk ci société civile bi maintenant ñi nga xamante ne am ñu nekk ci yeneen coalition yi nekk ci opposition bi de façon générale mais ñi nga xam ne dañoo nekk ci opposition bu ñu réagiré critiquer dogal yi nga xamante ne conseil constitutionnel jël na ko mën nga am benn lecture nga ne waxu koo xamante ne la kat dafay wujje ak Benno Bokk Yaakaar mais soo déggee ñu réagir ku ci mel ni maître Assane Dioma Ndiaye ñëpp xam nañ liggéey bu mu am solo bu mu def ci Ligue des droits de l'homme taxawaay bu am solo ba mu fa ba ne muy joxee léngay kenn mosu koo dégg ci polémique wala wax joo xamante ni mi avocat international kenn mënul wax par parloo parce que kenn amul loo ko jaay kenn amul loo ko mën a corrompre kenn amul loo ko mën a jëlee ci li ma yaakaar parce que ci parcours bi wane na ko taxawaay bi mu mës a amee fii ci Sénégal wane na ko kon dafay am image yoo xamante ne am nañ assez de crédit pour mën a wax loo xamante ne parce que am nañ benn indépendance boo xamante ne mënuñu koo jaay wala bokkuñu wax ki nga xamante ne dafay wax pour sóor suba am luñ ko mën a jëlee loolu benn la ci beneen langue bi ñu gis ci benn expert électoral bu mel ni Ndiaga Sylla ñëpp gis nañ waa Union européenne keneen ak keneen boo ñëw fii mënoo liggéey élection ba mu jeex te neewuñ la woowal Ndiaga Sylla ci wet gi moom wax na ci boppam mu ne nguur gi dañ koy consulter ku jege dañ koy consulter ñoom Benoît Sambou wax ñeneen ak ñeneen ñu far feneen ñëpp day gis ku si am jafe-jafe ci suuf wala li ci gën a sa xel ku mu di xaar moom ngay xaar woo ko un homme très ouvert
man mii il m'est arrivé su ma amee ay question lëñ ci code bi damay taxaw fële ma woo ko njaga lii ak lii est-ce que invalidé lii ak lii mu ne ma non lii ak lii code bi lii ci wax lii ak lii ma ne ko merci raccroché dem il suffit nga présenté wu ne ko journaliste rek mu posé question nga mu tontu la kon kooku je pense que bu waxee am li mu wax lépp teg ko ci code bi am fu mu ko teg doon na wax joo xamante ne lu nopp mën a dégg lu xel mën a nangu la ñooñu ñëpp ak ñeneen ñoo xamante ne génn nañ def ay sorties expliquer carrément ne lii conseil constitutionnel bi def mën nañ ko tuddee lépp ba mu des loo xam ne lu jaar yoon la te am na si ñoo xamante nangu ñoo wax parce que man bi ma jotee affaire bi gis am na ñoom dama ko partagé ma envoyé leen ko mais ku ci wax étonnement am ngay njëkk a dégg am na lu ko métti mais boo ko ne ndax ma invité l'émission war ko mën a noo jaru ko bàyyil noonu parce que fi ñu toll nii man lii ça me dépasse bàyyi rek ma jàpp sama ñàmbur et finalement doo comprendre parce que mbir mi toll na ci benn niveau boo xamante ne tu te dis que ni malheureusement droit bi dëkk bi léegi comme ni ko maître Assane Dioma Dia waxee c'est dañoo am benn droit élastique léegi dañ koy tàlli nu mu leen neexee ak di ko yemale nu mu leen neexee loolu mooy constat bu njëkk bi ma ci am beneen bi mooy dafay gën a néewal doole dafay gën a xotti worma li nga xamante ne mooy conseil constitutionnel parce que ñëpp koo xamante ne bu sa bët xonqee fa ngeen di dem ñu yaakaar mu tëddee njaaxaanaay mu am nu mu tëddee ba loo xamante ne dafa flagrant jarul sax ngay am benn xam-xam bu sori wala benn gis-gis bu yaatu pour xam ne kii li mu def nii daanaka dafa taxas jëmalay wet waaye lépp la ba mu des loo xamante ne droit bu tëddee njaaxaay na loolu moo metti ñenn ñu bëri loolu moo metti ay professeur d'université ñoolu moo metti ñu bëree bëri boo la waxee danaan li conseil constitutionnel def ubbi na fenêtre boo xamante ne xamul sax nu mu koy lijjantee suba et loolu maître Assane Dioma Dia bind na ko ci kayitam boobu mu bind recueillam pour la démocratie sénégalaise parce que dafa jàpp ne lii mu ubbi nii élection yi di ñëw ëllëg nit mën na ñëw ak liste suppléant am kese wala mu ñëw ak liste titulaire am kese ëllëg fan la ñuy dàqee liste te ñëpp xam nañu article L178 bi muy lim yi nga xamante ne bu ci manqué ne seul candidature dañ koy rejeté dafa war a wax liste bu incomplète la jiite ci alinéa 1 bi donc liste incomplète la jiite liste bu amul titulaire donc liste incomplète la donc liste boobu waruñu ko mën a nangu te tey jii booy déposé article L154 dafa ne liste bi ngay déposé dafa am titulaire am suppléant léegi yow bu ñu daggee sa suppléant yóbbu sa titulaire liste incomplète nga déposé liste incomplète boo ko déposé liste matatul donc article L178 dàq na liste boobu bokkatoo donc loolu nga ñëw taxaw conseil bi sukkandiku na xam nga lu ñu wax mu ne comme dañ ne tout ce qui n'est pas dit dajawul ci code bi foo xam ne il est dit expressément que ni liste boo xamante ne amul titulaire war amul suppléant nañ ko dàq mu ne gisu loolu ci code bi mais bu fekkente ne yow loolu nga sukkandiku te ci beneen wet bi nga gis ñu ne la booy déposé indi titulaire indi suppléant nga ne déedéet da nga maa war a wax carrément ne liste bu amul titulaire wala bu amul suppléant du bokk ma doog a gëm ne lii amul mais wax jooju noo ko mën a comprendre Mahfouz te avant nga doon jot ay dispositions yu bëri yu la xamal ni article L173 article L154 bëri na ay articles yoo xam ne dafay ñëw di indi titulaire bi ak suppléant caractère bi nga xamante ne liste bi benn ponk la war doon kenn mënu koo xaaj yow nga ñëw ne gisuma ci code bi foo xam ne dafa ne liste bu amul beneen dàquñu ko rek donc tout ce qui n'est pas dit expressément est permis je pense que benn sukkandikukaay la boo xamante ne ñëpp jàpp nañ ne amul fenn fu mu ko teg fudul dafa gis ne Benno Bokk Yaakaar dafa di benn coalition boo xam ne moo jiite réew mi def na faute moom mu gis faute bi te reconnaître na ko de moom moo ko def ci considérant 8am bi mu ne Benno Bokk Yaakaar déposé na loo xamante ne suppléant dafa am ñaari 43 ak 44 gu jigéen ak jigéen ñoo fa toppatoo donc kon gis na ko xàmmee na ko mu dem ci considérant bi du ne dajew ma fenn foo xamante nee nañ bu titulaire bi bañee bu fekkente ne dafa am jafe-jafe liste boobu dafay indi nullité liste de façon générale ñaari liste yi donc mi contradiction boo xam ne kenn xamul fu mu ko sukkandikoo donc mi mbir yu bëri yoo xamante ne boo ko gisee soxlawul sax nga dem di jàng droit dafa def ay at pour comprendre parce que c'est tellement flagrant. am na keneen koo xam si ni sax ci ko maître Assane Dioma Dia yaakaar naa moom la xawma juge dem am na ko ciy wax aussi problème mu maanaam tête de liste. ak photo bi nga xamante ni moom lañ ci war a def ci bulletin bi bu fekkante ni ñoom seen liste boobu nga xamante ni moom mooy Yewwi Askan bi liste titulaire dañ ko dindi suppléant bi moom moo fay des te code bi dafay wax ni tête de liste suppléant bi moom mooy nekk. moom la ñuy utiliser photom fi nga xamante ni moom moo di ci liste yi ci bulletin bi autant pour moi léegi problème aussi dafay mën na am foofu ci bulletin bi. waaw moo tax ñoom xamuñu ne dañoo indi seen bopp jafe-jafe fi ñu toll nii. waaw kan la ñuy def ci bulletin Ousmane Sonko moo ci waroon a nekk. Ousmane Sonko moo ci war a nekk parce que moom mooy tête de liste bi léegi ndax Ousmane Sonko buñ ko ci defee normalement moo ci war a nekk. parce que liste titulaire moo jiitu mais boo ko génnee nuyul ngeen liste boobu indi suppléant yi mais cela suppose que ne beneen liste bees ngeen indi. donc beneen liste bees ngeen indi suppléant jiitu ci kaw moom ngeen def photom foofu noonu mais est-ce que kooku ngeen jiitu mu ñëw moo waroon a porter liste boobu noonu waru ko woon a porter donc ce qui veut dire que logique bi ñu doon nangu mooy boo demee bay nul foofu ñëppay nul boo demee bay nul suppléant yu ñële ñëpp a war a nul dem mais pas ngay jël kii di ko indi beneen mbir bi mooy
mais titulaire yi 53 lañ suppléant yi 50 lañ 53 naka lañ mën a remplacer 50 loolu rek moo njëkk wax ne bu fekkoon ne liste la boo xam ne dañoo bu fekkoon liste boobu ne dañoo xaajali ko carrément kon da ngay gis ne kon côté boobu yëpp yoonam du si nekk kon loolu lépp kenn du ko sóoraale mais loolu li waral ñu ne liste bi benn la mooy dañoo gis ne ñii buñ demee ba jeex continuité la bu fekkonte ne côté département nga xam ne da nga naan kii kat su ma amee fii keneen ki moo ñëw ci ginnaaw wala kii moo ñëw mën nañoo xaaj liste bi ñu ne mais fii continuité la da ngay jël fii ba mu jeex nga dem jël ci ginnaaw kon ñi ñoo topp ci ñi boo éliminer ñi liste bi wàññeeku na te liste bu wàññeeku dafay nekk liste bi incomplète loolu moo tax ma comme ni ñu ko waxee léegi rek dañoo indi seen bopp jafe-jafe non seulement dañoo indi seen bopp jafe-jafe mais dinañ jafe-jafe dina gën a bëri si kanam imagine toi tey ji fi ñu toll ni bu ñu xëyee ñu dem waa suppléant Yewwi Askan Wi xëy di démissionné mais problème dafay commencé jur après léegi il faut que ñu ne xool foog ñu defaat benn soit xaw ma ban côté la ñuy ubbiwaat foofu est-ce que élection lay doon wala leneen la ñuy def foofu pour tànnaat ñi nga xam ne ñoo dugg foofu mais ñële bu ñu xëyee commencé di démissionné ba 50 yëpp daanaka ñu démissionné balaa ñu war leen a remplacer mais daanaka boo moytu beneen phénomène wala beneen cas de figure mooy tijjeekuwaat seen kanam bu ñu démissionné nga dugal Ousmane Sonko keneen démission bu fekkente ne ci kaw la ñuy remplacer wala suuf la ñuy remplacer peut-être bon loolu teewluwuma ko mais selon démission yi évoqué wuñu ko mais mën na indiwaat beneen jafe-jafe donc loolu lépp ay mbir la boo xamante ne peut-être prévoir nañ ko mais cas extrême la c'est-à-dire bu ñu demee ba sës ay remplaçant remplacé bu ñu demee ba sës lañ ko sóoree moo tax saafaram du yomba am moo tax dañoo ubbi bunti boo xamante ne rien que pour sauver liste Benno Bokk Yaakaar moo leen ci dugal mais guuta la goo xamante ne fi ñu toll nii dina indi jafe-jafe ci mbirum élection fii ba faw parce que dañu leen nangul loo xam ne dañ koo bañaloon ay nit du ma taaye di rappeler liste Moustapha Baba Guirassy bi nga xam ne moo amoon ca Kédougou ñu laaj leen 16 suppléants ñu indi 11 suppléants ñu dàq leen mu daal di attaqué décision boobu na nga xam ne préfet bu Kédougou moo ko jëloon ñëw ci cour d'appel bu Dakar dëggal ko ne ko sa liste mënul bokk parce que c'est une liste incomplète 16 suppléants nga waroon naa indi nga indil ñu 11 suppléants kon liste incomplète mais bu doon dëgg comme ni ñuy defee nii wallaay ndeysaan bu doon dëgg rek la ñuy doxal kay mais dañuy supprimer suppléants yi kay ni Guirassy àndal ak say ñooñ nga def mais loolu moo xañ Guirassy mu nekk maire parce que compétirul Yewwi amul fa liste te mën nañ citer yeneen exemple yu ni mel nga ñëw si fii lu gën a fës mais liste proportionnelle bu mag bi Benno Bokk Yaakaar la nga dindi ko te ce qui est sûr et certain du ma tàyyi di ko wax tey ji bu fekkonte ne li dal si Benno nii gëm sa bopp la dal wala Yewwi la dal wala beneen coalition opposition bi la dal wala aar la dal du ñu dem ce qui est sûr mooy du ñu dem parce que c'est tellement flagrant ñaari jigéen ñu toppantaloo duñ fa nekk sax naa lan ay suppléant la wala titulaire lii ñëpp la ñuy boole génnee te su boobaa kon wax ji kenn du am looy lay parce que dañ naan li dafa fës dafa feeñ tey ji Yewwi bu ñu taxawee am fitu ñoom seen liste benn nit nekk ci titulaire nekk suppléant ñu am fitu taxaw di revendiquer di kaas parce que dañoo yem ci benn injustice boo xam ne moo ko gën a fës fuuf ñu bàyyi ko mu jàll bëgg leen téye ñoom ci wet gi loolu moo tax nag fipp bi daal ñi faw ñu fipp parce que dañu bëgg jaay doole ñëlee liñ taxaw bàyyi leen seen titulaire ñu dem mënoon nañu bàyyi ñi tamit seen titulaire ñu dem bu ñuy génnee seen suppléant parce que cas bi ñaari côté yëpp représenté en tout cas fipp bi ni nga ko waxee noonu la côté yëpp ñoom ñu ngi fi jóg di wax di ŋàññi décision conseil constitutionnel boobu ba mercredi sax ci fàttali donc dinañu daje fële ci place de l'Obélisque en tout cas nii nañu suñu amee autorisation ak suñu ko amul yëpp dinañu génn dem fële nga xamante ni moom moo des places de la nation amal fa ab doxub ñaxtu li ci mën ci am mooy li nga xamante ni moom moo di élection législative yi peut-être mën nañ ci buñ ci duggee ak jàmm problème amul moom luy bett lay nekk ak nii mu commencé nii mais est-ce que loolu tey mënu indi ci problème ci législature bi nga xamante ni jàpp nañ ni amoon nañ yaakaar trop ci moom donc bi ñu xamee ne que législature bi di génn moom bokk na ci nga xamante ni moom moo gën a catastrophique ci législature yi ñu mës a am donc aussi bi ñu jëm xel def ciy tey mais xam nga dinañ ko reconnaître sax mais dinañ ko reconnaître mais da dul am représentativité bi ci war parce que su fekkente ne da nga xool ñi constitué liste titulaire Benno Yewwi Askan Wi nga xool ñi constitué liste titulaire bu Benno Bokk daanaka liste titulaire yi boo leen xoolee exception toute nit ci nga dul gis kàngam yi nga xam ne ñoo jiitu parti parce que ñu bëri si liste xool maa liste titulaire sax liste proportionnelle yi daanaka ñoom ñu foofu la ñuy nekk tey jii Benno Bokk Yaakaar boo dindoon seen liste proportionnelle ñoom kal nañuy deseeti daanaka duñ deseeti kenn demal seen wëlbatikul nga yër seen liste suppléant nga xool bañ nañ ko parce que ba ñuy publier liste yi daanaka liste suppléant fesaluñ ko parce que dañ naan amul njëriñ seen liste yi bañuy kenn gisul suppléant presque kon tey jii ku nekk boo génnee seen liste titulaire
nga teg ko ne le wala nga ne ñii bokkuñu forcément assemblée boobu noonu dina bëri ñoo xamante ne dañ fay manqué. dina bëri ñoo xamante ne war nañ mën a am benn taxawaay boo xam ne di nga am assemblée de qualité. doo ko am loolu nag mooy jafe-jafe bi nga xamante ne moom lañ conseil constitutionnel bi indi suñu kanam parce que tout simplement ay jafe-jafe am na ci ay liste nangu ñoo jël seen courage en deux mains éliminer liste yooyu ñuy dugal ay xaaju liste xaalis ba nekk situation bi ñu nekk nii te assemblée nationale ñi ngi fàttaliku législature bi nga xam ne moo fi mujjee woon naa nekk ba mu amee ba noppi ñëpp dañoo commencé di tàccu naan cette fois ci am nañ législature de qualité parce que am nañ fi ancien premier ministre am nañ ay ministre am nañ ñoo xam ne miin nañ assemblée am nañ ci ku nekk di wax ñoo ñëpp ñu gisoon fi ay figures yu mag mais lépp luñ ci gis quelques jours après démission yi commencé ku nekk di démissionné ba finalement ñoom ñëpp kenn toogu ci assemblée nationale ba kon loolu lépp tant que soppiwuñu ko tant que fexewuñu ba indi ay réforme ba nga xamante ne député bi ñu koy fal day dem wala au moins ñu am lu ñu la exiger ne diir sàngam di nga ko toog assemblée nationale dañuy teg ay nit pour naxe mais di teg ay nit pour naxe askan pour man foofu loolu mooy naxaate bi ñëpp te ñëpp toog ko di seetaan tey ji normalement normal la quoi loo xam jàpp na normal la vraiment man loolu laa jàpp pour man ki nga xam ne da nga koy jàpp ne député la xool nañu Mamadou Boun Abdallah Dionne defoon daagaan baatu askan wi jiite liste wër fu nekk man ma voté pour kooku yow nga voté bëgg naa mu demal ma assemblée bëgg nga mu toogale assemblée nga dem mu ne déedéet man damay dem nekki tabb nañ ma ministre wala tabb nañ ma fële wala tabb nañ ma lële je pense que yooyu tamit war na doon ay yoo xamante ne war nañ ci wan a wut xool nuñ koy verrouiller ba ne serait-ce que mu am benn période boo xam ne di nga ko toog assemblée nationale pour doog a mën a démissionner wala en cas de force majeure maanaam mu décédé mbaa mu def ba nga xamante ne loo xamante ne mënatul ñàkk ko ba ñu occuper poste boobu noonu mais pas ñu fal la lundi mardi mercredi ñu def installé na pare nga xëy démissionné keneen démissionné après finalement on se retrouve avec des gens yoo xamante ne ñu ngi woon ca taatu liste ba ñoom ñëpp ñu dem dugg ji assemblée nationale mu doon politique boo xamante ne war nañ cee waxaat tamit xool naka la ñuy def ba képp koo xam ne fal nañ la nga dem toogal fi askan wala boo dul dem toogal askan wi nga bañ a dem toog ci wet gi après bu ñu def ministre ñu def la ministre wala bu ñu def leneen ñu def la leneen mais loolu moo tax nga gis assemblée bi dafay amee jafe-jafe mais bii daf ci war a daf ci nar a gën a raw parce que daf may fàttale assemblée ba nga xamante ne boycott moo fa amoon ba finalement ay parti yu ndaw mujjee ci assemblée ba et de toute façon daal moom suñu assemblée nationale ni ñu ko mooñee ak ni mel ni moom mënoo faa xaar lu bëri il ne faut pas. en tout cas yaakaar tas na parce que lañ fa bëggoon lañ fa namoon moom mooy tête yi nga xamante ni gis nañ leen ci Yewwi Askan bi ñoom ñëpp bëggoon nañ leen gis fi nga xamante ni moom moo di assemblée nationale mais finalement duñu mën a dem. duñ bon loolu mooy lu regrettable te loolu boo gisee xam nga li gën a métti ci mbir mi mooy. te koy wax dina décourager ñu bëri ba nga xamante ni tey génn voté bi nga xamante ni doon nañ ko bëgg a def sax te dinañ ko bàyyi wala dinañ ko taayee def. dinañ ko taayee def loolu la taux d'abstention mën na ko yokk mais beneen mbir mi am tamit boo gisee élection yi depuis 2012 depuis 2000 bi mu amee deuxième mandat bi ba tey te avant boobu sax avant moo falu nga gis ni mu demee maanaam benn procédure boo xamante ne dafa benn genre processus d'élimination bi ñu procédé man moo métti ak nguur gi fi nekk parce que élection 2000 c'était bi mu amaat deuxième mandat bi c'était 2000 ñaata deuxième mandat 2019 bi waaw merci 2019 bi ñuy defaat élection yi noonu on s'est retrouvé avec 5 candidats loo xamante ne kenn xaaru ko fi woon pourquoi parce que am na benn parrainage bu ñu fi indi ñu ngi fàttaliku ñi dàq ñi par parrainage parce que ay doublon la indi fi benn logiciel boo xam ne kenn comprendre ko ñu bëri ñu dàqee leen fa bokkuñ ci élection yi avant loolu Khalifa Sall teg nañ ko ci wet gi ñun affaire caisse d'avance mënatoo ba Karim Wade ñu génnee ko dëkk bi ne ko mënoo bokk te ñëpp xam nañ xel ne ñaar ñooñu tey ji même bu ñu juumee bu ñu fotee waroon nañ leen mën a bàyyi ñu compétir bokk ci élection yooyu loolu mooy démocratie mooy ouverture malheureusement ñu écarté leen ñu demaat ci parrainage ñu indi ay filtre dàq ñu bëri ci biir élection yi ba tee fa quelques personnes yoo xamante ne candidat tuuti nañ mu jàll premier tour ñu jógee ci foofu dem élection locale bi ñu jógee ci élection locale yi nga xamante ne préfet yi ñoo koy organiser laa lañ ci gis liste yu bëri ñu leen dàq loo xam ne daanaka mosu fee am dàq liste dàq façon buy jéggi dayoo ñëpp yaakaaroon na foofu lay ñëwaat ci élection législative yi mu gën a pire conseil constitutionnel daal di sukk jébbalu kon je pense que loolu pour man foofu la ñu war a indi ay réflexion ñu xoolaat suñu institution yi naka lañ leen di xoolee suba dëkk yu bëree nga tàkk conseil constitutionnel yi ñoo ko taal dëkk yu bëree nga tàkk cour tribunaux yi ñoom ñoo leen taal et malheureusement nag fii dañuy toog di seetaan rek ñëpp am na ñaa ngi xëy jëndi seen café ñi jëndi seen mburu toog jàpp seen ñàmbur invalidé na ko or loo xamante ne la ay nit lañ investir nañ seen xaalis def seen effort nit ñi am seen yaakaar tënk ko ay avenir ci loxo gis nga
crédibilité nit bu ko ñàkkee ñàkk na lépp Mahfouz. crédibilité moo xam ngay journaliste moo xam ngay médecin moo xam ngay enseignant boo demee ba dëggootoo wala wóolootuñ la ñàkk nga lépp. ñàkk nga lépp. même parent bi sax si kanamu doom bu amatul crédit ñàkk na lépp. maanaam boo taxawee ne suba dinaa ñoo wax day sóob kooku amul benn gëm-gëm. boo taxawee ne lii weeri feeñ na fële ñu ne bu leen ko gëm kooku amul benn crédit. loolu moo tax nit ku ñàkk te loolu lañ nekk dund actuellement suñu conseil constitutionnel moo ñàkk crédibilité te loolu depuis 2012 la dooree ba mu dooree candidature Abdoulaye Wade mu daganal ko ñu gis Macky Sall yóbbu fa avis ñu ne ko déedéet yow kat mënoo wàññi sa mandat mu dellu si waat ak lii ñu gisaat ci élection législative yi moo tax je pense que ni war nañu mënoo xoolaat daal suñu taxawaay bu baax a baax parce que li ñu nekk di gis ni ku nekk di tirer si conseil bi honoré wul Sénégal mais honoré tamit justice Sénégal. d'accord bu ñu jógee ci politique bi sport la ñuy dem ak coow li nga xamante ni am na ci maillot Sénégal yi muy maillot yu bees yi nga xamante ni Puma moo ko defar muy ay maillot yoo xam ne si ni ñu ngi gis couleur verte jaune rouge ak étoile bi ci digg bi. ñu mu mel ne daamine ci kanam gi en tout cas. depuis match Sénégal bi avant match Sénégal bi sax gars yi génne woon nañ ko ci réseaux sociaux yi mais ñu bëri ñu jàppoon ni bon ay fake news la woon du woon ay maillot Sénégal maillot yu ñu defar la rek juste pour saboter mais gis nañ ci sortie Sénégal bi nga xamante ni mujjee na ko am ak Bénin ñu jëlee ci ndam 3-0 but 3 buts de Sadio Mané 3-1 autant pour moi 3 buts de Sadio Mané en tout cas maillot yooyu la ñu gis ñu sol ko ñu bëri ne maillot yi rafetul Sénégal warul am may yu mel ni war nañ mën a am may yu gën a rafet yi donc war nañ ko mën a retirer d'urgence ci li nga xamante ni moom moo di équipe nationale indiwaat yeneen may yoo xam ne si ni moom moo dàq yi ñuy footballé yow da nga ànd ci ñeneen nañ ko retiré waaw laataa loolu Mahfouz mondial bi passé dafa amoon ñu defoon benn classement équipe yi dàqale mayo Sénégal su ma juumalee génn woon si 3 premiers yi bu ko jëlul woon sax damay bañ wax moo jël ak moom erreur mais génn woon si 3 premiers benn classement maa ngi rappelé vidéo yi équipe bi 24-32 yi qualifié woon yëpp ñu tànn bi gën a ñaaw la ba Sénégal bokk ci trois premiers yi nga xamante ne ñu gën a rafet la mayo donc loolu lu am solo la du ma d'accord ak ministre Matar Ba su ne noonu dafa préférer am ay résultats yu baax ak yooyu équipe bi sénégalais yi ñoo ko moom il faut ñu fàttaliku loolu sénégalais ñoo moom équipe bi Macky Sall moomu ko Abdoulaye Wade moomu ko Abdou Diouf moomu ko kenn moomul équipe bi sénégalais ñoo moom équipe bi footballeur yi sax moomuñ ko coach bi moomu ko sénégalais ñoo moom équipe bi donc kon ñoom lépp lu am dañoo am benn droit de regard bu direct ci biir équipe boobu lépp lu fay am ak li sénégalais yi di wax tey ji bañ ko sànnee xam nga wax nga ko léegi dañ doon wax le maillot de l'équipe nationale qui a fuité loolu lañ doon wax ñëpp naan noonu li ay sóob la mais loolu ba mu amee ñoom waroon nañ dajale seen ay bagages woo Puma ne ko déet maillot bi kat bañ ko sennale ci réseaux sociaux yi lii lañ ci am comme résultat ndax amoo beneen proposition boo ñuy def ñu xool mais ñoom ñooy fay seen xaalis ñoom équipementier bi d'accord dina dugal xaalisam mais tamit ñoom ñoo ko choisir appel d'offre woon si je ne m'abuse pas kon loolu tey ji su amee ñoom war nañu am benn droit de regard buñ ci am mais ba maillot bi ruusee ci internet bi kay war nañ mën a xool kay ñu ne yéen kat est-ce que doo leen defal benn proposition ñu xool parce que maillot bi kat dafa mel ni gars yi dañ ko rejeté parce que niñ ko gisee nii warul mën a demee nii mais après ngeen waxtaan ak ñoom bu ñu mënee changer maillot ñu changer ko ñu xool naka la ñuy def ñu indiwaat beneen maillot mais duñ ko def ñëw après ngeen insister ñu sol le joueur maillot yi après ku nekk di ko critiquer ci internet bi ku nekk di wax maillot rafetul nañ dem jëli jeneen maillot ñu sol ko nañ dem te hors footballeur sax ñoom dañoo war a sawar ci gis li ñu sol ñu nekk ci tribune yi ñu nekk feneen ak feneen di ko sol ñëpp sawar ci mais bu fekkente ne maillot boo xam ne deful unanimité je pense que c'est déjà un mauvais départ et gars yi duñ ko jënd de non gars yi duñ ko jënd et puis sawaruñ ci et puis ñamoon nañ ne 2002 bi gisoo bu 2000 gars yi dañ ko commencé woon di indiwaat yi passé mi ngi fi ba tey nit ñi mën nañ koo sol certains diront que non affaire u maillot la affaire lii la déedéet mais loo xamante ne daal équipe bi moo ko moom Sénégal moo ko moom war nañu mën a fexe naka la ñuy def ba ñu soppi leen maillot bi nga xamante ne dañoo jàpp ne nduruwuñu wala parce que daan nañ fi defar ay maillot yu simple yu rafet pourquoi pas indi fi couleur yu bëri yi affaire yu non seulement disposition couleur yi du noonu parce que Sénégal couleur am du horizontal mais vertical la jaawale nañu ak Guinée moom waaw ñu bëri loolu la ñuy wax parce que xamewuñu Sénégal ak maillot yu xumb yooyu ay maillot yu simple lañ leen xamee blanc bi wala vert bi toujours moom ay motif yu simple gis nañ Puma mu defar yeneen dëkk Guinée maillot bu simple lañ am cette fois-ci nit ñaa ngi naan sax est-ce que gars yi jowaat lañu ñaari maillot bu simple lañ bu weex lañ am rek am trait bu noir bu jàll fi beneen bu jàll après jeex donc pour man lu mu gën a simple la gën a rafet
mais nekk fi daal bon am na nag ñu non affaire maillot la amul problème mais je me dis que daal maillot bi équipe sénégalais ñoo ko moom comme sénégalais ñoo ko moom bu ñu d'accord ñu ak maillot bi pourquoi pas ñu jëm ko proposer beneen mu indi ko laataa ñoom coupe du monde ba muy ñu beneen maillot boo xam ne nit ñi moom lañ gën a sentir fédération aussi veille ci maillot yi ñuy defaral mais pas nga bàyyi Puma muy def lu ko neex rek yow lu la jox nga jël alors que yow am nga sa mot boo ci war a def parce que yow yaa war a valider man je pense que ñoom ñoo ko valider parce que xanaa nit même booy defar design tey ak infographie dina la envoyer modèle nga xool certainement ñoom ñoo ko valider donc c'est que man yaakaaruma ne di nga jékki-jékki ñoom dama lay imposer ne la bii ngay sol te c'est designer bu lay defaral sax lu gàtt booy yàggee proposer ay dina la proposer ñetti modèle bu dee logo la wala bu dee design yëre la wala leneen ak leneen dina la proposer ñett nga def sa choix kon je pense que ne ñoom en partie am nañ ci responsabilité ñoo ko engagé loolu moo tax na xam naa bëgguñu sax ku ci addu bëgguñu ko ci wax mii loo xamante daal man yaakaar naa ne boo gisee niñ ko defee rek ak na mu mel yaakaar naa ne war nañ koo mën a soppi nag war nañ koo mën a soppi surtout doon na loo xamante ne daal bu ñëpp àndee daal ne dese naa rafet wala des nañoo neex nañ ko soppi rek du leen coûter dara même logo bi sax am na problème parce que logo bi ni ñuy disposer couleurs yi du disposition bu baax bi donc dañuy def rouge ci kaw vert jaune rouge dafa horizontal waaw ñoom dañuy def rouge def jaune def vert alors que vert jaune rouge la war a nekk même problème boobu am na gis naa ñoo xam si ni aussi ñu ngi koy corriger ci internet bi loolu aussi war nañ ci bàyyi xel bu baax sinon rouge jaune vert la ñuy am au lieu de vert jaune rouge ni ñu tegee maillot baaxul parce que mooy la tête du lion xam nga dañuy def rouge jaune vert alors que vert jaune rouge la waroon a nekk ok mooy logo fédération mooy logo bi waaw logo fédération bi waaw ni ñu ko defee ci maillot yi baaxul waaw mais xam nga yooyu yëpp ay motif la yu bëri yoo xamante ne war na doon raison pour ñu mën a soppil ñu sunu maillot yi nga xamante ne moom la ñu jébbal te ñëpp yaakaar ne nduruwul sunu réew yi parce que nag ku nekk nag am nga sañ-sañ li ngay sol mu doon loo xamante ne lu la neexale doon wala loo bëgg di ko sol ñiy supporter mi sentir seen bopp comme demee na nii daal dañuy lancer man damay dugg ci logique boobu parce que pour man maillot wax dëgg yàlla dañ leen war a retirer soppi leen su fekkente ne nii la mel moom nii moom pourquoi pas def benn kuy boo xamante ne def ay proposition sax li ñuy séddale ñun am nañ fi ñoo xamante ne si internet bi gisoon nañ fi yu bëri di circuler yu rafet gars yi def ay propositions yu nice yoo xamante ne ñoom bu ñu ubboon seen bët tuuti rek yooyu mënoon nañ cee jël benn wala ñaar rek defar ci benn maillot amoon na ay jamono fii Puma moom je pense que kan bële bi beneen bi la woon 2021 la su ma juumul mais maillot yu mu defaroon yëpp daanaka ñoo nduroo woon couleur yi rek ko doon wutee mooy jamono nga xam ne ni mu ko doon bindee mooy minuscule la woon bañ naan daf ñoo yeboon waaw Diouf bi dee minuscule lay doon lépp minuscule la koy bindee ci ginnaaw mooy yëpp même design bi la woon couleur rek la doon wutaale donc bi cette fois ci gis nañ ne dafa jéem a créer ku nekk mu indi la kii bés xam naa nag loolu moo ko yóbbee ni mu nekk nii pour créativité bu bëri bi noonu ci équipe yi nga xam ne daanaka équipe bu Afrique yu bëri moo leen di solal mais daal li ñu gis daal mooy comme li ñëpp wax daal loolu la ñuy ànd daal suñu ko mënoon a soppil daal moo ñu gënal bon bien vrai que nag certains diront que accessoire kese la lu ñuy solo ça n'a rien à voir ak football bi am nañ koy waxee comme je préfère ñaaw ngemb rafet bi rek rafet bi rek ñaaw ngemb jig nañu de waaw jig nañu mais équipe benn ñi buñ tarax laay woon sax gagné benn jig amu fa mag fuus buñ tarax laay woon dugg si terrain bi sax gagné benn donc foofu kay jig nañ waxante dëgg équipe benn bi Sénégal recevoir ko waaw foofu tey jii bu ñu soloon ay njaxas sax dugg si biir terrain kenn nduróowuñu maillot sax bu ñu ko sol woon ñu naan ci Sénégal dañoo war a mën a gagné beneen waxuma laa nag jig moom mënu fa am donc mais suba aussi am nañ match ci mardi mu ak Rwanda moo waroon a recevoir mais comme ñoom dañu am problème stade ñoom ñu ñëw fii ci Sénégal ngir recevoir fi Sénégal donc ci stade Abdoulaye Wade demain la même xam naa ni mën naam sax duñu sol maa yooyu couleur boobu peut-être tam ñu sol noir bi parce que dañuy tester rek waaw dañuy tester et puis comme ñoom ñooy recevoir aussi ñoom ñooy sol seen maillot yi nga xam ne après ñun ñuy sol maillot yi nga xam moom dañuy sol à l'extérieur stade la ñuy des ba léegi stade Abdoulaye Wade ñu bëri rafetlu wuñ wala ñaawlu nañu état stade ba na mu mel ci loo xam ne si ni matul 3 mois bi ñu ko inauguré mais gis nañ ni que toppatoo bi ci war amu fa poussière na pelouse bi gis nga mu ngi commencé di coqati que fu nekk daanaka boo xoolee da nga naan lii est-ce que stade bu bees la. te ñi ngi ñu doon wax xamal ne stade bi entretien bi rek bi ñu ko évaluer mi ngi toll ci 800 millions. par an loo xam si defagul 3 mois donc mu nekk ci état bu mel nii est-ce que tey entretien bi ci war. ñu ngi ko ci amal dëgg-dëgg Moustapha loolu la Sénégalais yi question boobu la Sénégalais yi di posé wu. waaw mais entretien amu ci bu ci amoon kay nit ñi gis ko parce que bu fekkente ne pelouse bi dafa commencé nga gis si yenn état yenn
yenn kayitiku yoo xam ne yaa ngi koy seen ci biir police bi nii da ngay tiit ci loo xamante ne le 22 février lañ ko tijji Mahfouz football ci ñaari match de gala lañ ci def football ci ak Égypte tëj ko ñëwaat ci diggante boo xamante ne yàggul février mars avril mai juin début juin ngeen football daanaka matul sax 3 mois ngeen ñëw fekk fa stade bi gis nañ penalty Sadio Mané mu dóor ko caax bi naaw ci suuf jóg waaw nga dugg ci terrain bi gis fi ay bagages poussière bi ne ci stade bi bon am nañu ko expliquer ñu ne côté bu zone boobu kon dafa bëri ay chantier souvent camions yi seen liggéey yooyu dëkk bi poussière oon mais leen foofu nit ñi mën nañ leen fa comprendre mu am yenn jafe-jafe yi mais il est hors de question mu doon loo xam ne dafay mel ni àllu ndaan da foy tey ji yenn journalistes yi ñëw pour ñu toog ñu dañoo mujjee takku ku ci soloon costume bu ñuul après ba pare kenn du la xàmmee ndax xonq ndax tilim ndax bale di bale comme amoon na match waroon nañ mën a jël seen ay temps ñu jël seen temps ñu fomp lépp yow am nga match boo ñëwee nag booy rase mouchoir dañ fa fekkaat poussière bu ndaw comme ni koy amee sa néeg ubbi sa néeg léegi-léegi poussière bi dugg donte yaa ngi bale mais après da ngay fomp rek da ngay fomp toog mu wañ a graw mais ñëw foo xamante ne foo xool foo tourné poussière baa ngi xonq tegu fa nga xam ne lii suba ba léegi kenn jaaru fi mais loolu kenn mënu koo nangu ci stade bu ñu toll tey jii man yaakaar naa ne bañ ne Sénégal dafa waroon naa football ba ñu xëy suba si même bu ñu amul ñoo xamante ne stade bi engagé na mais waa UCG wañeen ni yooyu la ñuy liggéeyee mais nañuy liggéey ak stade bi su fekkente ne ñi nga xam ne mënuñu koo yor ñoom lañ dénk entretien stade bi am nañ jafe-jafe ñu xool keneen kuñ ko mën a dénk beneen mbir tamit stade bi il faut ñu koy football nit ñi il faut ñu koy tijji nit ñi di ci football ci championnat yenn match yi il faut que ñu ciy football parce que ñàkk football boobu noonu ñi def ci stade bi ak ñàkk fréquentation bi ñu koy fréquenté day yaar da koy geddloo mi ngi mel ni kër goo xam ne da nga koy tëj rek boo koy tëj te doo ko bale bu yàggee day lëndëmaa mu amay kii il waxuñu ñu koy utiliser chaque jour mais ne serait-ce que chaque mois nga am fa benn match wala ñaari match par 15 jours bu ko defee du sonn gazon bi dina xaw a yëngatu tuuti nga mën a gis yenn défaut yi mën ko remplacer bu ko defee Sénégalais di gis ne lii moo am ci stade bi mais dañ koy tëj ba bu ñu amee match ñu tëj ko ñëpp am surprise mais lii bu fekkoon ne am nañ fa match avant wala leneen nag dinañ nemmeeku yenn faay yi caax boobu ñu dóor mu jóg tuuti dinañ gis ne kon kat lii kat war nañ ko mën a lijjanti donc yu bëri dina leen permettre ñu mën a anticiper mais dama contre ñu defar ko ba pare ni dugal fa 156 milliards ba léegi ba pare kenn du ko jariñoo kenn du ko jariñoo lu match international mais nuñ ubbi stade bi suñu championnat yi ñu di may 2 matchs sax par mois mais au moins stade bi di ñii di ko ñam di ko tàmm di ko miin suñu football léegi nag ñoo fi nekk mën a am chance sax football ci stade bu ni mel comme dañ ne dafa répondre ci normes internationales yi supporters yi comme mënuñoo génn waaw ñu am occasion pour football bi pour ñam pelouse bi yu bëri ñu xam ko mais doo am lu ñu mel a pare di ko tëj noonu ba muy jaxasoo di leen pelouse bi commencé yàqu te li amoon Guinée équatoriale amoon nañ genre bu ñu mel bi ñu defar seen CAN bi amoon nañ benn stade boo xam ne noonu la mel j'ai oublié le nom dafa ay milliards yu dul jeex pare tëj ko mais gazon moo commencé ay ñax dafay caxaata problème entretien la ñu am dafay am problème entretien dafay problème boobu dañ ko am ci côté du stade nag mais côté yëpp daanaka loo fi defar fii mu bees ñetti fan laa la may mu mel ne beneen affaire lay nuru muy stade muy tali muy lu mu ci manti doon moom entretien moom mënuñu ko mais problème entretien lañu am parce que est-ce que marché nañ koy joxe ñañ ko war a jox ñoom lañ ko jox est-ce que ña ko war a yor ñoo ko yor tey jii Mahfouz dama def directeur u stade nga war a lancer appel d'offre pour ñu def entretien bi nga woo Moustapha naka Moustapha am naa fi entretien ñu war mooy nettoyer ak saawaye créer sa benn marché créer sa benn entreprise boo xam ne ay boy yi balee ba subaa nga rutik man ma créer sama entreprise su ma créer entreprise yi recruter quelques boy yoo xam ne dama naan da ngeen di bale aw ma benn expérience avec nettoyage ak yooyu boy yi ñëw taxaw ñu def appel d'offre nga fa xool say magu yu xooy na ba jox ma marché bi bu dee marché bu 15 milliards ma jël 5 milliards yi dóor la ko jël 10 milliards yi dem ma léegi man damay jàngee ci yéen foofu lay jàngi au même moment mu am koo xamante ne def na 15 ans wala 20 ans ci affaire entretien infrastructure nga teg ko neel si wér gi pourquoi parce que Moustapha est mon ami moom lay jël parce que am naa dara ci marché su ma ko joxee mu jox ma mais loolu mooy yàq suñu réew mi toujours ñi ñu war a jox duñu leen jox ñeneen la ñuy war a jox ki war a nekk ci place du fa nekk keneen moo fay nekk loolu boo koy defee loolu ngay jur tey ji am na ñoo xam ne boo ko tegoon seen loxo pour ñu jox entretien bi jafe-jafe doo ko am dina liggéey stade ba li ci war am ko ci mais malheureusement duñ ko def lii am nii pour man war na mën a tax ñu toogaat xool ñi ñu dénk stade bi ñan ñoo yor entretien bi ñan ñoo yor stade bi jamono ji je pense Galoba moom mooy directeur bi stade boobu léegi nag après entretien xam nga day am ñoo xamante ne ñoom lañ koy jox ñoom entretien mais xaw ma exactement ban entreprise moom mooy yor entretien wu moom mooy
yor entretien stade bi mais président attiré na attention ñeneen ak ñeneen waxoon nañ ci ne nañu bàyyi xel ci entretien bi je pense que ni waroon nañ ko mën a 800 millions tamit fu ñu koy def par an 800 millions je pense que war na mën a baax war na mën a baax est-ce que ñu ngi ko ci def parce que c'est ce qui a été annoncé loolu la ñu waxoon est-ce que ba léegi sax am na ñu koy gérer parce que li ñuy annoncé ak li ñuy def tamit ñaar la de mais Moustapha match Sénégal Égypte li ci génn ci xaalis li ci génn ci xaalis waaye war na mën a entretenir stade et puis yooyu sax dañoo xam ne ay recettes la yoo xam ne dafa ñuy dimbali bu ñu fa doon organiser ay match ak yooyu dina tax koppar yi dugg tuuti stade bi am mën a rentable tuuti stade mën a rentable tuuti am lu muy dugal tuuti ay weccet yu muy dugal di fa organiser yenn événement yi am na lu muy mën a dugal tuuti mais su fekkente ne dañ ko bëgg a bàyyi tëj ko nii bàyyi ko noonu mën na doon loo xamante ne daal ëllëg musiba rek lay même bu du football sax dégg naa ci biir am na ay salle de réception am na lépp ci biir am na lépp loo xam ne si nii daanaka bu fekkante ñi nga xam ne organiser ay événement war nañ mën a dem foofu aussi di fa amal seen ay ndaje dina tax aussi li ngay wax affaire stade bi dund stade bi day mën di dund nit ñi di ko fréquenter mais su fekkente ne mais fañ ko def nag aussi c'est un problème jam ñaajo xaw na sor yi daanaka bu fekkente boo da nga am événement nga yóbbu ko foofu da ngay wàññi chance ñi nga xam ne si ñoo waroon a ñëw ñu ñëw faut nga am moyen dëgg toll ci benn niveau bi pour mën koo def voilà parce que il faut être un Youssou Ndour wala ko am benn niveau boo xam ne di nga mën liggéey ak ñi yor transport bi ñu mën la jàppale déplacer nit ñi di dem di ñëw parce que sinon ku amul véhicule yu dem yenn heure doo mën a ñibbisi donc il faut que mu am benn ensemble boo xam ne da nga koy jël en compte pour mën a dimbali la pour son événement mën a réussir mais sinon kon di nga dégg ko ne man kat bëggoon naa ne waaye aw ma oto bu ma yóbbu bëggoon naa donc waaye damay guddee aw ma ku ma indi ko donc yooyu yëpp moo waral fa mu nekkee sori na c'est vrai parce que tamit dañoo bëgg a dundal dëkk boobu noonu même si dañuy jël yëpp di yóbbu foofu mais daal li ci mënti am rek mooy il faut que ñu xool naka lañ koy rentabiliser ñu fexe ba dafa am ay événement di fa def yoo xamante ne dina suqali stade bi koppar yi ñu fa dugal mën di génnaat ndànk mais su fekkee ne nii lañ ko bëgg a def tëj ko ràpp bu ñu amee événement bu ñu ko tijjee mu poussière xonk ko cur police bi yi commencé yàqu yi kenn comprendre li ñu muy dural yeneen yi ñoo ci topp waaw yooyu nag je pense que ay c'est des choses yoo xamante ne police moo war nañ seetaan lu dem nga police war parce que ñëpp a ko doon tagg nan police hybride bi la ñu am loo xam ne chaque jour war nga ko arrosé war nga ko xoolaat loolu warul woon mën a jàll quoi jàll parce que loolu je pense que dafa yàggul man loolu moom bett dafa yàggul quoi yàggul bu fekkoon ne def na 1 an wala 6 mois wala 2 ans là on peut comprendre ñu ne 3 mois 4 mois fa durer mais loo xamante ne février juin ngeen ubbi ko gis si loo xam ne neexu leen kooku ndax bu ngeen dawalee at di ngeen fa deseet loo xam ne ak yeneen stade yi nga xam ne ñi ngi leen di réfectionner pour mën leen a defaat ñu am ay normes internationales je pense que su fekkente ni benn stade la ñu am mënuñu ko entretenir suñu amee 3 wala 4 tamit dañu am même problème moo fi nekk. waaw même problème mooy nekk mais parfois tamit yàq lay day ci xaalis yàq ko def ko ci ba pare après ñi defar suñu stade tamit parfois day poser problème man kan bi doon naa sur stade yi doon am Cameroun benn bon match yi fa doon am ma dégg benn jour reporter canal bi ñu ne ki nga xamante ne moo gagné marché pelouse bi yenn pelouse yi ñu doon critiqué noonu France ga mu dëkk mosu faa defar terrain mu ñëw fii ñu jox ko ay stade mu koy defar Cameroun xam nga ñun parfois complexe boobu dafa ñuy rey tamit te loolu français moo toog di ko wax mu ne seen pelouse yi ñuy kaas yi ki ko gagné musul France bi mu dëkk musuñu ko fay jox stade même fi ñuy jàng ci ñun la ñuy war di jàng ñu wër Afrique dafa defar ay pelouse ñu gis nañ ñu jur kaw Cameroun ci kii bi ñuy jàngee ci ñun ay champ de patate waaw ay champ de patate lañ doon gis Cameroun seen terrain xeet bu ne nit ñi sabootee nañ leen ko fa lu ne ba dafa ay bopp yoo xam ne dara nekku si karaw ak ñu naan terrain nii la mel donc toujours yooyu ngay gis da nga fi gis ay entrepreneur yoo xam ne dañuy ñëw rek c'est parce que non fii la ñuy jàng Afrique moom fii la ñuy jàng ñëw di jàngi entreprise yu bëri yoo xam ne si seen dëkk dañu ne duñu leen fa jox dara ils sont obligés ñu ñëw Afrique pour jàng ñëw Afrique waaw après nga def naa temps d'expérience def naa temps léegi après nga ñëw pour gagner fa leen lu ndaw ñu wóolu la tuuti après nga avancer ndànk parce que fi xam nga ne boo yàq dara du la ci fekk da nga def stade boo xam ne du baax après kenn du kaas waaw te bu dee fële boo fa defee lu bon dootoo ak gagner ci marché mais fii da nga ñëw en tout cas te noonu la ko defee woon ne neen Guinée équatoriale xamuñ di wër di gagner ay marché africain du Cameroun kese di wër di gagner ay marché Afrique te France ga mu ne mosuñu ko faa jox marché mosu faa am dara c'est terrible en tout cas infrastructure bu mel nii moom ak xaalis bi ñu ci def ak coow li mu jur yëpp et dafa jox raison sax ñi doon wax ne stade bi vraiment amoon na lu ko gën a nekk priorité tax si jël xaalis bu toll nii ay milliards des centaines de millions nga def ko ci ba pare après bon bëgg ko bàyyi mu yàqu noonu même pas 3 mois je pense que amul njëriñ donc xaalis moom nañ ko mën a def feneen du ma la téye naa lu yàgg sax nga xam naa dama lay yeewi rek nga dellu ci liggéey ba comme yeewi nag dafa ne ci jafe-jafe moom
yaa ngi sànni xeer non saa di waxe samay waaye lañ samay gayal lañ nag. waaw baan dama lay jaajëfal di jaajëfal Hadj Mansour Dramé mi nga xam ne moo nekkoon ci technique bi nekk ci montage bi tamit. di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne dañuy suivre. acca cant ngërëm ñeel na la ñeel na Mansour Dramé ni nga ko waxee chéri Amina moom bi ma xëyee ba léegi dafa mel ne kanam gi belliwul de. nee na ñu yëkkati benn ki jot na Mansour dellu Saalum si jabar parce que xam naa ni namu na soxna nee na pétition ba foog ñu yëkkati ko bu borom kër gi dégg ko bi ma xëyee rek loolu laa ko ma ne ko Mansour xanaa nga demul Saalum mu ne ma déedéet ma ne ko woy moo tax sa kanam gi mel nii nee daal ñu génnee loolu daal jot na Mansour dem Saalum jàllale kayit boobu nañ ko jàllale kon yaakaar naa ñu ko war a dégg parce que Amina soxla na ko mi ngi koy laaj yaakaar naa ne borom kër gi dina ko dégg mu dimbali ko dina ko dégg incha allah en tout cas xam naa ne message bi moom jàll na waaw jaajëfal lañ ko Mansour Dramé donc yéen ñi nga xamante ni également yéen ñu doon topp tous les jours fii ci Sunugal 24 ci le point de la rédaction di leen wax ngeen wéy di ñu topp ci suñu plateforme digitale yi moo xam Facebook la YouTube wala application Sunugal 24 ngeen mën ko am seen téléphone via Play Store ba suba incha allah ci beneen plateau. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax